bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim taslima. maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu jullit yëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen. te nag ma fas yéene joxe benn message boo xam ne maa ngi koy jëmale ci réew mi ak njiitu réew mi. ginnaaw bi ma leen attribué samay salutation Mouhamed Aras Mbacké mooy sama présentation. Sénégal suñu nation ci lay joxe sama contribution. état la bëgg a poser ay questions. état daa war a am relation. fonk suñu religion. respecter suñu constitution. ñi nekk ci kaso yi soxla nañ libération. Sénégal ñoo la fal ci ay conditions. ñaata nit ñooy dund ci corruption. mais ñaata nit ñooy dund ci inondation. hôpital yi cher lool ay consultation. daara yi ak juma yi lan moo ci seen participation. nit ñi sonn nañ ci fayum location. jigéen ñaa ngi laaj seen émancipation. jeunes yi amatuñ éducation. Macky 2012 lan mooy seen réalisation. dund bu cher bi courant bi ndox mi lan moo ci seen solution. Sénégalais yi sonn di dee ndax émigration. mais lan moo ci seen conception. gis naa ay action. sëriñ si lan mooy seen position. politiciens yi amuñ formation. député yi lan mooy seen fonction. mais état bu respecté wul institution dañ ko war a teg ay sanction. dëkk bu méttee tax kenn defatul réception. Sénégal ngay gis ay coalition yu amul ambition. lekk yu bon yee tax nit ñi am ay tension. jot na nag ñu am état bu gëm innovation. ambulant yi dëkk ci humiliation. parti politique yi nangootuñ unification. bëgg a jiite réew ci kaw séparation. état bañ lool opposition. bay tere ay manifestation. Sénégalais yi di laaj lu tax yooyu interdiction. espace économique di laaj construction. ñu bëgg a xëy rek am solution. ci pétrole ak gaz bu ñu bëgg a def exploitation. te prix essence ak gasoil amagul diminution. te amul lu dul ay augmentation. nit ñi di dee ndax mauvaise alimentation. baykat yi sonn ndax importation. ñàkkum liggéey war a doon sujet de réflexion. état boole ko ci ay accumulation. te waroon si def ay allocation. assemblée nationale dëkke altercation. ñeme lool ay contradiction. mais terewul seen désaccord di def apparition. bëggum xaalis di def toujours progression. yenn sëriñ si politique bëgg xaalis pour procuration. jigéen ñi jaay seen bopp xeeb prostitution. kenn waxul ba phénomène lesbienne am fi amplification. virus góor jigéen di fi def transmission. mais ana lu ciy gis-gisu constitution. état nanguwul joxe explication. te war a wax ci réglementation. njàng mi dëkke ay perturbation. élèves yi tëlatuñ dara ndax connexion. topp programme yi télévision. ñàkk convection tax na ba leçon yi yam ci bind amatul récitation. président defalal njàng mu kaw mi ay vivification. wàññi seen inscription. médicament de la rue yomb lool ndax péremption. pharmacie di daanu ndax yooyu promotion. maladie di dee ndax cheraayu hospitalisation. feebar yi di yokku ndax pollution. colin bi ñaaw lool ndax imitation. ci nasaraan bi ndax ñàkk imagination. ñu dem ba jàppe ñu ay objet d'aliénation. dëkkee ñun manipulation. may laaj état lu doon seen mission. ndax lii du manque considération. nuru lool manque émotion. ñuy xaar ci yéen mobilisation. jàppale askan bi tëral ay opération. yokk ay création. dimbale askan bi ci kaw échange ak coopération. di amal ay conversation. pour ñu joxe suñuy impression ak suñuy appréciation. président yaa waxoon 5 ans pour élection. xanaa nag doo war sa population. secteur privé yi gën a baax situation.
secteur public ñàkk autorisation ba tax kenn gisul seen production taxe port ak douane di rey askan bi te amuñ ci confirmation débat peine de mort war a doon automatisation ndax ñii di dee ci agression ñii di dee ci manifestation insécurité dem ba doon plan d'action mais président lu ci sa perception affaire pétrole jëm ci suppression ndax ñàkk am une bonne exploitation tubaab yi nar ko def seen appropriation te kenn sañul poser ay question bay am réponse wala satisfaction mais il est temps ñu def approximation ci injustice bi fi ëpp condition que yoon bi ñu war a doxal ci perfection ndax diplôme joxeetu fi marché lu dul baax situation wala séddee ci corruption d'après sama intuition lii du tax am réew atteindre ay projection ci 0% taux de sécurisation et de protection président boo bëggee dégg félicitation jàppaleel secteur yi soxla accentuation yëkkati entreprise yi laaj actualisation supprimer yi yelloo annulation yokk secteur public autorisation xoolaat courant bi ndox mi avant facturation defloo parti politique yi association surveiller police douane ci askan bi ñuy teg mission wàññi importation yokk exportation yamale ñëpp ba gis équitation suñu pétrole bi laaj extraction nga jël ci ay disposition ut ay sponsorisation ak ay allocation ba satisfaire sa population defaraat sa administration sensibiliser waat ci civilisation yokk suñu taux d'alphabétisation jël ay matukaay ci télévision ba kenn dootul sañ a joxe fausse information bay def ay violation ci vie privée wala réputation ci innocent yi dëkk ci vexation ut ay rétention ci zone yi habitué inondation jox maître coranique yi graduation teg profit sàkku seeni élèves ay sanctions président sa manque de communication tax na askan bi xamuñ sa réalisation président yii orientation du pour def la sous-estimation wala démotivation mais pour yokk la spiritualisation enfin nga defaat ay réorganisation ba yàgg sa askan ngeen mujj ci réconciliation bu jaar ci say négociation nii rek la ñuy amee transformation ci incorrection bii di gën a am amplification te nga wàññi ségrégation ñi liggéeyul bu ñu demee bay am subvention kon ñu xam ne yàq gi am na solidification il faut nga def conceptualisation ci yenn phénomènes yeeg tentation yu mel ne jaayum dorog dem ba doon compétition mais nag comme joxoo leen ñu suñu valorisation ñu xam suñu bopp te jël ay programmation pour wane sa déconsidération ndax mënuñu dëkkee ay dénonciation te mën a def contestation ci say décision pour bañ a am déception bu ñu defee constatation ancien nguur yi ñoo defaat apparition ndax gisuñu transformation transport bi même tarification hôpitaux yi même frais de consultation éducation bi même politique d'organisation agriculture bi toujours ci immatérialisation yàq mi même procession courant bi ndox mi même facturation napp gi même système de surexploitation chômeurs yi toujours ci ñàkk profession koom-koom bi même gestion yàq sans vérification corruption bi ba tey ci accélération promesse électorale yi même destination ba tey ñoo ngi ci nguur sans vision kañ la ñuy doon seen préoccupation kañ la ñuy am suñu considération kañ ngeen di bàyyi seen théorisation kañ la néew doole yi di jóge ci sous-estimation kañ la étudiants yi di jàng sans perturbation kañ la tubaab yi di bàyyi suñu alal bi ñu def seen appropriation kañ la violation di am finition kañ la reveniment di jóge ci banalisation politique yeeg cëre yeeg tëjëka tijji kañ lay am finition politiciens yi transhumé kañ ngeen di bàyyi tradition école coranique yi kañ lay am amélioration kañ la justice di àtte sans exception kañ la fonction yi di am décentralisation problème village yi kañ lay am résolution
kañ ngeen di yemale seen distribution kañ la courant bi ndox mi di jóge ci augmentation kañ la frais hôpitaux yi di am diminution kañ la marché gré à gré di am abolition kañ la peine de mort di am application kañ la revendication travail yi di am satisfaction kañ la pension retraité yi di am revalorisation kañ la zone d'inondation yi di am rétention kañ la SDF yi di am habitation kañ la ñuy jóge ci embouteillage ak circulation kañ la ñuy am liberté de manifestation kañ la ñuy bàyyi politique et religion kañ la phénomène enfant de la rue di am abolition ci kaw spiritualisation kañ la ñuy am nutrition ci kaw bonne alimentation kañ la tux ak naan di am interdiction kañ la gouverner sans la famille di doon obligation kañ la ñuy am contrôle ci liberté d'expression kañ la justice di àtte sans condition kañ la suñu pétrole di am exploitation kañ la suñu industrie di am innovation kañ la ñuy am jeunesse bu am motivation kañ la ñuy am gouvernement bu am esprit de création kañ la prisonniers innocents yi di am libération jaayu médicament de la rue kañ lay am punition kañ la mouvement des handicapés di jug ci revendication kañ la terrorisme di doon sujet de réflexion kañ la suñu environnement di jug ci pollution kañ la ñuy bàyyi col bu ñaaw ak imitation insécurité kañ lañ ci am solution kañ la syndicat des enseignants di am satisfaction kañ la diminution loyer yi di ànd ak une bonne application kañ la ñuy jóge ci colonisation occidentaux yi kañ la ñuy bàyyeeg suñu modèle de gestion Sénégalais yi am nañ déception mais attention il faut ñu def méditation ci seen promesse électorale en répétition léegi yeewu nañ ci seen systématisation 6 et 9 même équation yu nuróowul ak seeni intention jéem leen am motivation te bàyyi nag théorisation fexe andi confirmation ci seeni déclaration te ngeen fonk suñu africanisation pour ñu bañ a am dénaturisation éviter ci diine ji ay segmentation ndax du andi lu dul ay contestation président sa population amuñ satisfaction te am nañ déception mais nag attention suñuy carte lañu yor di xaar élection fi may tëjee mooy sama intention mooy suñu nation am beneen direction soppi suñuy réflexion am motivation ci suñuy projection ak suñuy réalisation am éducation jàng exploration ndax ñu mën a defal suñu bopp exploitation te am modernisation bu méngoog suñu cosaan ak civilisation tey rafetal suñuy publication ndax mën na andi déviation ak mauvaise inspiration maa ngi ñaanal sama population am jàmm mucc ci division ak malédiction jërëjëf ci seen attention wasalaamu aleykum wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim taslima bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq